asalaamaaleykum mbokki Teranga Diaspora TV ñu dikkaat ak yéen ci waxtaan bi ñu daan seq ak yéen te mu jëm ci mbirum maye kayit bi te tey jii nag li ñëpp doon xaar tey jii lay door a génn muy décret bi nga xamante ne si mooy leeral maye kayit mi ci naka lañ koy defee ak ñen ñoo koy def ba moo tax nag leer na nañ macha allah. léegi nag li nga xamante ne si pour expliquer leen ko mu gaaw comme niñ defoon la ñuy defaat maanaam dañuy def numéro 1. mooy ñi nga xamante ni si dañuy demander permesso di soggiorno temporaneo boo xamante ni si juróom-benn weer la permesso di soggiorno boobu di am waaye ci biir juróom-benn weer yi dañ koo wax boroom na dem wuti liggéey bi nag foog mu wut ko ci ñetti secteurs yi muy badante kolfu ak agriculture. ba pare tamit foog moom mu amoon séjour buy jeex li commencé 31 octobre ba jëm fii ñu nekk moo xam séjour ba richiedente asilo la woon moo xam séjour ba cura medica la woon. moo xam séjour ba assistance minorenni la woon moo xam séjour ba lu mu mënoon doon loo xam ne dañ koy convertir rek maanaam bu fekkee jeex na 31 octobre jëm fii te mos a liggéey ci ñetti secteurs yii di agriculture kolf ak badante moom am na droit wu demander permesso di soggiorno temporaneo bu juróom-benn weer pour wut liggéey ci biir juróom-benn weer yooyu comme ni ñu ko waxee woon rek su ci wutee liggéey dañ koy convertir permesso bi defal ko fa permesso di lavoro nga xamante ne si day nekk comme permesso ñëpp. ba tey léegi kooku moom li nga xam moom la décret bi wax ni moom lay dugale mooy dafay dugal mu jëm questura waaye comme niñ ko xalaate woon wala liñ ko yaakaare woon noonu la demee maanaam du nekk ni dañ ñëpp dañuy daw dem questura loolu noonu ñu ngi koy dugal ci poste yi moo tax bala ngeen koy dugal aussi tamit na ngeen dem ci ñi ko xam kayit ngeen won leen ko ñu dugalal leen ko ñu bindal leen ko dugalal leen parce que boo koy dugal nag lii lan lay laaj maanaam kayit yi ngay yóbbu boo koy dugal sa copie passeport ngay yóbbu bii paa nag questura dañ def lu neex kii bi décret bi maye kayit bi maanaam dañ ni copie passeport wala equivalente maanaam passeport wala yu yem ak moom nag moom du ma ci dugg ak yéen parce que xam naa ni pour Sénégal am ko jafe wala boog ñu ko am duñu sax demander asile politique mooy ku mel ne passeport NATO yi wala yu mel ne passeport réfugié politique yeeg yooyu yëpp ñoo passeport ñoo yem mais bii paa li ñu ci yokk lu neex mooy nee nañ attestato dañ ko cee bind nag. attestation d'identification mooy attestation bi ba leen daan wax naan leen gars yi dañ koy wuti fële consulat yi ak ambassade yi ñoo koy def ba pare loolu moom wax dëgg yàlla liggéeyu benn minute la wala benn seconde nekkul loo xam ne da nga koy dugal tey suba ngay ñëw wala ginnaaw suba fi nga taxaw lañ leen koy defale en général moo tax ñu ngi koy sant yàlla di wax ni loolu noonu ku ko am neen di nga mën a dugal du passeport kese moo mën a dugal mais attestation d'identification mën na dugal attestation d'identité mën na dugal. léegi attestation d'identité boobu nag soo ko amee ba pare am na yenn kesturaay mais comme nii waxuñu ko ci man pour may ko jaru ko ñenn ñoom dañ la koy légaliser loo ci préfecture mais comme laajuñu ko nii xëy na kon ku am attestation bi na ñëw dugal ko maanaam di nga ko mën a dugalee. leneen loo xam ne tamit wax nañ ko ci site ministère de l'intérieur maanaam ku am passeport bu jeex aussi tamit neneen mën ngaa dugal ku am passeport bu jeex di nga ko mën a dugalee. boo ko dugalee passeport bu jeex balaa yëf yi bala ñu lay convoqué comme ça nga dem wuti beneen passeport boo xamante ne si dana nekk en cours de validité loolu tax loolu aussi tamit def nañ ko ci. deuxième document bi nga xamante ne si mën nga ciy boole mooy copie permesso di soggiorno bi jeex maanaam su copie séjour bi jeex da nga ko ciy boole waale su fekkente ni si nag dafa la réer wala xamatu fu mu toll da ngay dem def denuncia questura su ko defee certificat di kiiwu denuncia boobu kayitu denuncia boobu moom ngay jël boole waale ko ca. mais force nga am séjour bi moom moo xam dafa bi jeex bi bu fekkee ne si jeexul mi ngi en cours boobu foog nga am copie séjour dañ ko ciy boole waale ci document code fiscal aussi tamit dañ ko ciy boole waale document buy wane ni yaa ngi doon liggéey document buy wane ni mos nga liggéey ci agriculture wala kolf wala badante aussi dañ ko ciy boole document buy wane ni mos nga liggéey ci agriculture wala kolf wala badante nag loolu li koy indi mooy contrat de lavoro boo xam ne mos nga koo am wala boog UNILAV boo xam ne mos nga koo am wala sa datore lavoro mos na laa fay sa banque nga mën a génne wane ni lii moom la ko fayoon turam ak tur di tabac yooyu nekk ca loolu aussi tam preuve lay doon wala bari na yoo xamante ni si daal maanaam day wane ni yow mi mos ngaa liggéey ci loolu rek yëpp boo ci am rek baax na buy wane ni preuve boobu soo paree aussi tamit bii moom xam naa preuve bii moom dañ koy laaj ñi nga xam mosu ñoo jël seen empreinte mais jafe na trop nit am séjour te kenn mos a jël empreinte moo tax ma xalaat ni yéen bokku leen ci luy wane ne le 8 mars fee leen fekkoon donc loolu moom yéen xam naa ne bokku leen parce que am ngeen preuve bi te képp koo xam mos nañ jël empreinte am wala ñu mos koo foto rek neen maanaam moom loolu doy na ko preuve daal moo tax yéen xam naa ne loolu moom kiiwu leen bii paay am na aussi tamit li ñuy tuddee certificat de résidence ñu ko ci am ku amul certificat de résidence aussi tamit hospitalité ngay wut rek maanaam fokk nga andi luy wane ne yow fi nga dëkk daal moo tax ku amul certificat de résidence da ngay wut hospitalité loolu aussi tamit dañ ko ciy laaj bii pa pagamento 130 euros yi 130 euros yi nga war a fay aussi tamit li wane feuille bi wane ne fay nga ko
feuille boobu nag F24 la yàlla dogal nañ décret bi leeral na ko bii paa ci F24 lañ koy def fay ko moo tax boobu tamit nay wane li wane ni fay nga ko feuille boobu da nga ko ciy dugal ak marque de bolle bu Seydi Euro marque de bolle Seydi Euro aussi tamit foog nga def ko ci les kayit yooyu yëpp ngay dajale soo ko dajalee ba pare moom la ñuy dugal poste nag moom la ñuy dugal poste mais da ngeen koy jox ko mën a bind xoolal leen su ko defee moom la ñuy dugal poste su ko defee boo ko dugalee poste fay 30 euros da nga fayaat poste 30 euros ginnaaw bi nga fayee 130 euros fay timbre Seydi Euro da nga fayaat poste 30 euros pour dugal ko léegi soo ko fayee poste ba pare bu ñu ko dugalee ñoom dañ lay jox benn recevute boobu nag xamuñ ni muy mel mais xam naa mooy comme yi ni ñëpp yor rek recevute boobu bu ñu la ko joxee day am benn code bu ci ne boo xam ne da nga mën di contrôler sa séjour fu mu toll ak yu mel noonu yëpp dañ ko mën gis daal léegi ñooñu mooy phase A bi ñooñu noonu la ñuy dugalee ñooñu moom seen bos yomb na amul leneen lu leen laaj dul loolu noonu rek la ñuy dugalee ñoom léegi ñu ñëw ci beneen bi nga xam ne moo ci xaw a bu ñuy wax compliqué tuuti moom moo ci xaw a doy waar te mooy ñi nga xamante ni si maanaam mosuñoo am amoon nañ séjour mosuñoo am séjour parce que ñu bari dañ may woo di ma laaj naan ma ñun mosuñoo am séjour te man mosuma am asile léegi nan laay def ki mosa am asile ak ki mosul am asile ñaari condition moo am condition yooyu boo ko mottalu rek fi nga bokk képp koo xamante ne si amoo woon séjour bu jeex li commencé 31 octobre jëm fii wala nga mos a liggéey agriculture léegi fii nga bokk nañ jàpp ni phase 1 bi nga bokk phase 1 bi nag pour nga mën ci bokk foog nga wut dattor labor koo xam moom nee moo lay jël moo xam dalaa jëloon day déclaré moom jëloon na la nga koy liggéeyal bu yàgg moo xam day déclaré daf la bëgg a jël parce que bii paa maye waxuñu rek ñu jëloon mais bii paa dañoo maye ba maye ne maanaam ku bëgg a jël nit sax mën nga cee profité jël ku amul kayit boo ko bëggee assumer mën nga ci profité assumer ko donc kon même tubaab bi sax bu ngeen di waxtaan ñoom yooyu dana tax duñ ragal daal parce que ñu bari dañ doon ragal maanaam li ci ginnaaw ñi leen koy fayloog yu mel noonu donc léegi kooku noonu foog mu am dattor labor boobu nan lay mel comme niñ ko waxe woon nag foog bu mu am condamné yooyu ñu limoon du ma ci dikkaat parce que jàll nañ ko ci vidéo yi te bu ñu koy jëlaat xëy na vidéo bi day jël temps foog condamné yooyu foog bu mu ko am mais moom dattor labor bu fekkente ni si diitaa la yore comme ñi nga xam agriculture la ñuy def foog mu am 30 000 euros annuel foog mu déclaré bilan boo xamante ni si at bii passé gagné woon na ko muy 30 000 euros wala moom mu daa wala mu bilan la koy def wala mu nekkoon déclaration yi boo xamante ni si moom defoon na ko bi wane 30 000 euros daal gagné woon na ko ci année bii passé kooku mooy ki nga xamante ni si moo yore diitaa ki nga xamante ni si nag kolf la yore wala badante maanaam suñu mbokk Sénégal comme ñu bëgg a jël nit ci kolf wala badante bu dee benn nit bu mu am lu gën a néew 20 000 euros 20 000 euros annuel maanaam déclare kuddam bu mu ci nekk lu mën a néew 20 000 kuddam wala déclaration na yitoom bu mu ci ne am lu gën a néew 20 000 euros su fekkee ne si matalul 20 000 euros daf ko bëgg a doole nag maanaam nucléo familial bi yëpp nucléo familial nag laay bëgg a leeral nucléo familial mooy képp koo xamante ni si maanaam kër gi nga am résidence ñi am résidence ci kër gi nga dëkk ñëpp ñooñu ci nucléo familial bi lañ bokk su fekkee ñooñu ne dañuy dajale seen ay réyto ñooñu maanaam ñu nekkoon ñett wala ñeent kii am 2000 fii kii am 6000 fii kii am 7000 fii ñuy dajale ñooñu nee na bu ñu am lu gën a néew 27000 euros ñooñu nag amul lu leen lim nañ nekk fukki dina nekk ñeent dina nekk juróomi dina nekk ñaar ñoo xam mais daal bu ñu am lu gën a néew 27000 euros ñooñu léegi nee na nucléo familial ba tey dañuy considérer ñoom ñoo ko wax dañuy considérer nucléo familial maanaam sa jabar ji nga xam dëkkuloo ak moom kër sa jabar ji nga bokkul kër sa maanaam nga amoon jabar dëkk fii mu dëkk fële kooku aussi mën na la mottali su fekkee ni si mataloo wala ñi nga xam ne wala sa mbokk yi nga xam dañoo bokk seconde grade yi maanaam ñi nekk sa papa ak sa yaay lay doon seconde grade papa ak yaay wala doom lay doon daal ñooñu noonu aussi tam même bu ngeen bokkul kër mën nañu mottali rito donc kooku mooy dattor labor mooy ki nga xamante ne si war na jël suy présenté aussi tamit moom loolu lañ soxla ci moom mooy mu présenté passeport wala document d'identité am ak code fiscal am ak luy wane ni am na résultat bu day noonu kooku loolu lañ koy laaj léegi su ko defee tamit laboratoire bi nga xam mooy liggéey li ñu koy laaj mooy ki nga xam moom la ñuy dugalal passeport am wala bu amul passeport mu am document bu am ak passeport loolu laay ni moom jafe na pour Sénégal waaye nañu wax su ko amul mu indi attestation d'identité moom laay wax consul ak kii ñoo koy defar consul ak ambassade presque ñoo ñëpp koy defar loolu ñaar yooyu la képp sa passeport jeex aussi tamit nee na mën ngaa dugal ku am sa passeport mu jeex nee na di nga mën a dugal ku sa passeport jeex loolu nag surtout ministre de l'intérieur ñoo ko wax mais nekku sa digga mais si ministre de l'intérieur bu ngeen ko liiree wax nañ ni ñoom ku am passeport mën na jeex la tant que ñu lay convaincre ngay door a indi bu bees bi donc kooku foog mu am passeport soo tey tamit moom ki nga xam ne mooy nit ki foog mu am preuve buy wane ni le 8 mars fi la ko fekkoon preuve buy wane le 8 mars fi la ko fekkoon aussi tamit ñin koy laaj mooy ñi nga xamante ni si mos ñu jël seen empreinte wala mos ñu jël wala mos ñu leen a photo maanaam police mos leen a jàpp wala mos ñu am séjour ñooñu la ñuy laaj preuve ñoom foog ñu indi preuve buy wane ni 8 mars fekk na leen ci biir réew preuve boobu nag lépp loo xam service public la rek nee na mën nga ko ci jëlee maanaam même service privé yi nga xam dañuy def service public yi maanaam comme ku mel ne Western ñu comme ñuy yónnee xaalis chaque jour loolu laa leen di wax wala ñi nga xamante ni si maanaam dañuy comme billet Pullman yi abonnement Pullman yi ku ci sa tur nekk koo xam ne abonnement yi nga xam day am tur yooyu yëpp preuve lay doon ak visa yeeg yooyu ngay ñëwee yëpp preuve ay hôpital boo mos dem ay carte téléphonique yi ngeen jënd sax bu fekkee mos ngeen ko jënd contrat boobu sax yooyu yëpp da ciy mën a nekk
donc yooyu yëpp ay preuve la foog nga indi preuve bi wane ne le 8 mars fi la fekkoon sa datore lavoro foog mu fay F24 boo xamante ni si 500 euro la ciy fay. F24 boobu muy fay nee nañ sa code fiscal na ci ne wala sa numéro passeport wala numéro document buy niroog passeport moo war a nekk ci F24 ba nga xamante ni sa datore la nga fay boobu 500 euro lay doon moom itamit da koy fay par force. léegi su defee yooyu yëpp ba pare yow dugal yow indi nga preuve indi nga sa contrat indi nga preuve indi nga sa passeport indi code fiscal. code fiscal ku ko am ku ko amul moom kenn waxula ko kenn waxuñu ko amul léegi ñooñu noonu day jël document yooyu yëpp moom itamit jox ko ñoo xam commercial yaa xam patronat yaa xam ku la koy dugal rek ku ñëpp ko mën a dugal presque ku koy dugal comme ma agence de extra ñi comme ñun man ñi dama koy def man ku ma ko indi dinaa ko dugal incha allah ñun ñëpp dañ koy dugal donc su ko defee léegi nag kooku da koy dugal online mi ngi koy dugal ci site ministre de l' intérieur lu ñu tudd nu laaw sax kooku ñiy dugal kayit ñëpp xam nañ fan lañ koy dugale kooku nag chaque nit personne bu muy dugalal bu ne par personne lay déclaré di ko dugalal ba pare su ko dugalalee ba pare moom tamit dana am benn recevute bu ñu koy jox pour wane ni présenté ne demande bi normal recevute boobu nag ki nga xam moom lay liggéey moom lay mën a yor di dox ak yu mel noonu kooku aussi loolu lañ ko ci laaj pour mu dugal ko defe naa loolu lañ koy laaj pour mu dugal ko ab preuve bu ci weesu yooyu lay doon loolu kese daal moo génn ci décret bi defe naa ko li ñu doon laaj yëpp leer na mooy ne ban façon la ñuy dugal léegi xam nañ ko xam nañ ñaata la ñuy fay ak ni ñuy fayee maanaam F24 ngay dem fay ko poste la ñuy fay F24 wala banque yi ñu ba dañ fay F24 mais poste boobu moo gën a wóor parce que poste subito donc F24 ngay fay jël kayit yooyu yëpp boole ko su ko defee nga jox ko ku la ko dugal après boo ko dugalee ba pare léegi préfecture dafay laaj parere questura parere bi muy laaj questura mooy que ni datore lavoro ak laboratoire ñoom ñaar yëpp da koy seetal ndax kii mos nañ ko tëj ci lee ak yi ñu waxoon ni maanaam ko am du dugal xool laboratoire bi ndax mooy tamit mos na am tëj yu mel noonu yooyu yëpp da koy xool su ko mu joxe parere su joxe parere positif ñu daal di demander aussi tamit inspecteur de lavoro inspecteur du travail mooy tamit ñu demander leen seen parere ñoom i tamit ndax maanaam jitaa bi am na ndax liggéey bi kii mën na ko jël wala yu mel noonu lenn aussi tam lu ñu préciser maanaam nit ki 20 000 la mu war a am annuel léegi imagine man ma am 20 000 annuel jël ñetti liggéeykat bu boobaa ñoom li ñuy wax mooy du ñu dàq ñetti liggéeykat yëpp waaye dañuy seet kan la njëkk a dugalal ñu considéré kooku ñaar ñi ci des dootu ñoo considéré donc moo tax nañ bàyyi xel ci ñi ñuy dugalal ñu xam ñaat nit la ñuy dugal ak ñaat la ñu am réyito loolu c'est très important parce que sinon nit dala fi sax ba pare doo xam nan lay demee moo tax loolu aussi tamit ñu ngi koy fàttali ñëpp di ci insister pour que ngeen xam ñi leen dugal ak lan leen dugal ak fan lañ leen koy dugal c'est très important mais li ci gën a positif daal te amoon ci solo dama ko doon wax suñu mbokki tukkat yi ñi nekk France ñi jóge France ñëw xëy na wolof laa koy wax nag du ma ko wax tubaab moom jamais mooy que ni ngeen xam ni comme lii demee ne nii ngeen bàyyi ba ñu dugal ba jox leen seen recevute su ko defee bu ñu leen ko wax ngeen door a jàll frontière ndax boobaa da ngeen am recevute kenn du leen mën a refoulé kenn du leen mën a letti dara loolu laa amoon lu ma ciy wax xanaa di balu àq ñëpp di baal àq ñëpp di fàttali ni groupe WhatsApp bi ñoom benn bi fees na mais ubbi waat nañ beneen boo xamante ni si képp ku ci bëgg a bokk soo demee suñu page Facebook bi tudd Teranga Diaspora TV la page Facebook bi tudd Teranga Diaspora TV boo xoolee ci Facebook dañ ko gis def na am nañ fa lien boo xamante ni si képp ku ko cliquer da nga mën a bokk ci groupe ba comme ça information boo bëgg a xam wala laaj boo bëgg a xam bokk fa laajet maanaam ay nit a nga fa yoo xamante ni si daañu la mën a toll ci seen xel mën la leeral lépp man nag gis naa ñu bari di ma laaj sama numéro yi mais bu ngeen demee foofu bu ngeen cliquer rek incha allah da ngeen dugg ci groupe WhatsApp boobu comme ça ku ci lu ci waaye bëgg a laaj dañ ko tontu incha allah di ziaraat ñëpp delluwaat di leen wax comme ni ñu koy waxee toujours rek ngeen abonné chaîne bi di ko abonné di ko yaatal di ko partager ak abonnement bi surtout c'est très important di wax xanaa partage bi ak moytu dagg bi di ziaraat ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh